asalaamaaleykum les jeunes tey dama la indil ñu taxaw seetlu ci benn mbir bu nga xam ne mën nga ci jànge lu bari mën nga ci am beneen taxawaay ci sa business mën nga ci am beneen gis-gis boo xam ne ci yi ngay dëkkmal ci bëgg ko yëngatu ak ni mu tege tey jii ak difficulté yi ci am fan la buntu mën a am. Il y a 6 mois fii Dakar dafa am benn rencontre bu nga xam ne USAID daf koy def pour les jeunes entrepreneurs ñu koy wax Rival ñu bari je crois woon nañ ko xam ci yéen ci ndaje boobu mu am benn atelier boo xam ne les jeunes entrepreneurs dañuy daje di indi échange d'expérience ñuy waxtaan. mu am un entrepreneur boo xam ne il s'appelle Ndiaye, c'est un jeune qui est de Thiès. Il a fait école polytechnique de Thiès am diplôme doon ingénieur génn postuler fépp fu nga xam ne gannaaw defoon na yeneen formation même annexe pour mën a dëgëral en fait li nga xam ne mooy background bi loolu passé def na ay postulé na fu bari ci emploi comme ingénieur dans beaucoup d'entreprises mais gis ngeen ni mu demee difficulté mu toog lu yàgg nekk au chômage mu ne bon dafay def entrepreneuriat mu pensé def benn incubateur mooy yi nga xam ne bu ñu amee les œufs à couver moom la ñuy dugal pour mu mën a toj nen bi c'est-à-dire def ko poussant. Alors mu def business plan def les demandes de financement dugg dans tout ce circuit là tout le parcours de l'entrepreneur bi ngeen xam ADPME FONGIP et tout ça wàllu donc mu dem gëstu ci technologie bi lijjanti ko dem outil avec ses moyens propres ay frigidaires yu yàqu ay cuisinières maanaam des matériels de récupération defaraat ko tëggaat ko def ci benn incubateur testé ko affaire bi dox. donc boo gisee prototype dafay doon loo xam ne lu sommaire lay doon maanaam da nga koy yëg si ci benn niveau boo xam ne amagoo li nga bëgg yëpp mais au moins am na loo xam ne jox na la ko ci résultat loolu mu laajaat liggéey si la nekk di liggéey ba indi benn prototype boo xam ne dina am 60% yoo xam ne mën na ko produire. loolu def na ko mais boobu ak léegi boo leen xoolee lépp li mu am ci temps lépp lu mu am ci àllalam dugal na ko ci biir ndax passion bi nga xam ne moo nekk ci moom mais problème bi mooy kenn du dunde rek ci passion il faut loolu mu am loo xam ne mën na meññ dara maanaam mu am tuuti ngooñ boo xam ne moom lay dundee donc mu génn casquette bi nga xam ne mooy casquette d'ingénieur maanaam inventeur bi léegi dafa war a dem au marché parce que li nga def da nga produire de la valeur mais valeur boobu marché bi moo la koy mën a valider maanaam valeur mooy loo xam ne da nga ko def muy njariñu nit ñi mais nit ñi mën nañ la waaw góor baax na maanaam am soxla nañ ko am fayal mu dem xool des éleveurs yoo xam ne comme xam na ne nenu ganaar bon bari na poussin yi ñu bari mën nañ ko am mu orienté wu dem ci nenu yeneen njanaaw yi copine canard pintade yu jafe yooyu am na ñoo xam ne loolu mooy seen passion mu dem gis leen waxtaan ak ñoom ñooñu commencé jël seen nen di ko indi noonu la commencé di am tuuti weccit ñooñu tam di ko xam di ko commandé ba def na lu ma 2 ou 3 prototypes këram mujj gi dafa doon benn couvoir boo xam ne lu bari nit ñi dañ koy indi comme ça mu leen koy defal c'est comme ça qu'il a démarré ce jeune ci gàttal moom moomu bi mu defee loolu diggante bi am na fi ay prix yu bari prix yoo xam ne parce que dañuy def ay prix d'invention maanaam ay ndaje yu bari yoo xam ne ñoom dañuy sargal ay jeunes yu mel noonu xam ne dañuy indi invention mu def ko au Sénégal comme à l'extérieur dans le cadre de la francophonie ak yëpp ci loolu ci gàttal gagné na ci ay prix yu bari prix yoo xam ne nag yàlla dimbali na ko prix bu nekk dinañ ko ci fay 1 million mbaa 2 millions mu gën ko réinvestir ci affaire am gën ko dooleel gën a liggéey ci prototype yi noonu la ko yàlla dimbalee muy ñafe di jël di dugal di yëkkati di daanu ba indi benn prototype boo xam ne dem na ba plus de 200 œufs à couver maanaam am na capacité 200%. tey jii mu ngi jaay ci ay incubateurs yoo xam ne partout en Afrique ñu ngi ko koy commandé mu koy liggéey di ko yóbbu foofu et il est là au Sénégal. jeune boobu bi mu defee témoignage am ba pare témoignage boobu dafa tënku ci benn thème boo xam ne mooy démarrer ce business avec 0 franc yoroo dara. ci biir ndaje bi moo am benn jeune bi waa ji waxee ba pare xam nga dañuy jël temps de parole mais booy bi mënatul téye boppam
mu ne non moom jëlul woon mais il faut mu def témoignage boobu laa la bëgg toi le jeune nga déglu ko bu baax. jeune bi ne moom dafa démarrer entreprise am société am la créé bi mu ko créé capitalu 40 millions la déparé parce que nee na bi mu jógee France jàng ba pare moom itam doon ingénieur mais moom mu ngi nekk ci domaine informatique maanaam xarala yu bees yi bi mu ñëwee Sénégal mu ne dafay créer benn société de développement boo xam ne dafay créer ay application dafay créer ay plateforme digitale ci loolu ñi nga xam ne ñooy ay parents yàlla àtte ñu doon ay nit yu am ñooñu ñu ne ko bon léegi da ngay def sa benn business plan ñun ñu defal garantie au niveau des banques comme ça léegi ñu mën la financer bi mu defee dem def étude de projet bi étude de projet gis ngeen ni ñuy defee rek business plan ah duggagoo ci dara xamagoo ci dara mais ñu ne la defal business plan maanaam li nga war a def da nga koy bind te commencé guloo waxuma ne baaxul parce que dafa doon loo xam ne am na solo lool parce que daf lay permettre nga am tableau de bord mais loolu kenn mënu ci sukkandiku pour mën a taxal business. la preuve amul benn business plan boo xam ne da ngay dem ci benn financier boo xam ne bopp bi way na mu lay jox xaalis fan la koy teg ma fàttali leen que ñii di financer du ñu financer nit ki kii financer day xool nit ki lan la àndal ban activité waxuma projet de activité kenn du financer nit ku am projet nii dañuy financer activité maanaam nga nekk ci projet boo xam ne door nga ko ci say moyen bopp projet boobu dem bu yëg ci benn niveau boo xam ne lu ñu mën a gis man ko apprécier nga ñëw ne léegi man de dama bëgg projet bi gën a doole ma soxla tey 100 millions mbaa 20 millions mbaa 10 millions pour que lii ma jot a def mu ngi nii bu fekkee ne dugal naa ci tey 10 millions affaire bi dina mën a tàkk dem ba 2 dinaa mën a multiplier 3 ou 4 fois suma chiffre d'affaires bu boobaa ki nga xam ne moo koy seetu dina am lu dëgër mais yow commencé goo dara idée de projet rek nga am amagoo boutique ubbiwuloo dara nga def étude de projet kese këyit nga dem nit ne ko léegi jox ma xaalis kenn du financer nit activité la ñuy financer bàyyi lañ ci xel boo amul activité dooragoo dara mënagoo génn dara lu meññ nga ne jaay naa 10 000 francs mbaa 20 000 francs mbaa nga ne am naa client am naa 20 ou 30 mu ngi Cambérène mbaa ngi jëwaay bu boobaa ñu mën a xam mais defoo dara c'est insensé. ne par exemple fonds de roulement 6 mois dina ut yeneen 3 développeurs comme moom yoo xam ne ay ingénieurs lañu dina leen jël dinañ liggéey dinañ ut secrétariat dinañ jënd ay ordinateurs dinañ louer benn en place dinañ louer benn bureau dinañu fay ay frais d'établissement électricité ainsi de suite indi ay accès internet tout ce tralala 40 millions comme waa këram dañu am xaalis donc am nañu garantie léegi ñoom dañu dem jël prêt ci seen fonds pas sur projet bi mais ñoom ñoo dem ci banque bi ab 40 millions suivant ñoom seen kii ñu jël ko jox ko donc mu ne démarré na loolu 6 mois loolu muy liggéey tëj 6 mois loolu muy liggéey tëj te bi muy tëj nee na mënul génn benn application mujj ko defar kenn xamul nu mu demee ñun dinañ xam ni mu demee parce que moom nee na bu fekkoon ne kooku njaay boobu témoignage boobu nga xam ne moom la def témoignage boobu bu ko xamee woon noonu kon mbiram dina demee neneen donc li nga xam ne moom la jàng foofu te daf koy dëggal ci témoignage am boobu jaar-jaaram boobu dafa am lu mu ko jàngal lu rëy comme quoi que business kenn du ko démarrer avec de l'argent seulement dafa am loo xam ne moom moo koy taw parce que mbir moo xam ne dooragul dafa am noo xam ne noonu nga ciy duggee loo tax ñuy privilégier bu fekkee ne da nga am un business nga démarrer ko avec le minimum de budget boo xam ne moo lay permettre nga dal di ci dugg mel ni ku nekk école di ko liifuntu di ko baawantu di ko jàng ndànk-ndànk tu te donnes le temps pour mën ko maîtriser nga xam mbir yi naka la tëddee naka lay jóge ak naka lay dalee bu ko defee bu boobaa da nga ci am benn gis-gis bu wóor bu nga xam ne di nga ànd ak moom temp affaire bi jóg ndànk-ndànk affaire bi di la wan boppam marché boobu ngay wax defe ne étude de marché ba nga xam ne moom nga def ci sa business plan mooy dox mais doxewul noonu parce que idée la yoo xam ne da nga ko yóbbu ci terrain bi boo ko yóbbu ay nit nga ko yóbbu nit ñooñu mënoo leen maîtriser produit bu nice ngay ñëw def ko ci sa bopp nga ne bii bu mu ko indee du taxaw ñëpp koy jënd nga indi ko teg def ci sa lépp nit ñi taxaw di la seetaan lu tax
parce que am na benn paramètre boo xam ne calculé wuloo ko sóoraale wuloo ko te loolu mooy li nga xam ne mooy tax sa business mën a tàkk mais mënoo ko woon xam mais lan moo la koy tax a xam mooy boo ñëwee au contact du marché nga ñëw teg ko mu am benn positionnement par rapport ak nit ñi ak seen attente nga jàng si ne ah bon ndeke lii il faut ma boole ci lii mbaa foog ma dindi ci lii bu ko defee jàngat boobu amul benn étude bu la ko mën jox yaa ko mën a defal sa bopp nga sonn ci indi leer bëgg-bëgg dem ba ci biir ba am boobu yaqin c'est ça les connaissances spécifiques loolu étude mënu ko génn. donc jàngat bu mag bi nga xam ne moom moo ci am te muy dëgëral gis-gis bi nga xam ne mooy comme li ma la wax business li koy démarrer mooy bëgg-bëgg ak yëngatu bu nga xam ne danga koy am ci biir nga dem ci pour man ci jàng pour man ci xam loo xam ne lii dina gën a mën a taxawal sa xalaat ba mu méngoo ak li nga xam ne moom la nit ñi bëgg bu boobaa bu loolu amee mooy sa business taxaw na parce que le marché va répondre mais bu fekkee ne amul xanaa nga calculer rek ci ay esquisse loolu mën na indi gàllankoor. donc ce jeune là 40 millions yi bi nga xam ne daf ko provisionné dem na louer benn bureau nee na dañu dem louer ay bureau yu cher te ni mu tëggee business plan bi mooy li nga xam ne moom moo ko nax parce que comme ni ma la waxee business plan c'est pas la réalité le jeune nee na dañu dem uti benn loyer bu cher ci benn quartier bu cher parce que si seen gis-gis nee nañu dañuy jaay ay produits yoo xam ne comme ay application la te peut-être dañuy jëflante ak ay nit yoo xam ne dañu am yenn dayo yi ñoom war nañu dalal xelu clients yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ñu dem uti ay bureau yu cher dem jënd ay matériel yoo xam ne yu cher ay ordinateur yoo xam ne si la ñuy liggéey dem nañ bu uti benn machine expresso pour faire du café parce que ñoom xoosluñu ñoom am nañu seen xam-xam c'est des développeurs ñu ngi liggéey ci produit yoo xam ne ñu ngi ciy dem donc ñoom pour ñoom nabating affaire bi jot nañ ko donc c'est la belle vie dara manqué wul xaalis baa ngi nii lu ñu soxla am ko yabalal sa xel ci njaay mële ak incubateur am ya na mu si doon demee di dem di ñafe amul moyen mais chaque fois bu tollee ci benn situation dafay xoolaat xelam ci lan la mën a sukkandiku bu ko defee loolu mën ko indil li muy dem step by step mais ñii xaalis baa ngi nii donc environnement boobu ñu nekkoon dafa doon environnement boo xam ne mënuñu ci jàng parce que amuñu ay jafe-jafe yoo xam ne moo tax ñuy jànkonte comme ni ma koy waxee toujours gis nga subconscient ak li nga xam ne moo nekk ci yow yàlla daf ko tàggat pour que ngay dem ci ay jafe-jafe si ngay jànge mais bu lépp taxawee bu lépp sottee bu lépp yembee maanaam situation de confort baaxul parce que day tax dootoo fas jom dootoo ut solution dootoo dem xool ba ci sa biir la nga xam ne moo gën a sori ci yow nga mën a nammaat sa xel nga mën a nammaat sa jom pour mën a jànkonteeg li nga xam ne moom ngay def gis nga loolu boo ko amul le jeune doo dem fenn loolu tax ma lay wax ne la gis nga da nga am chance inouïe nga doon un jeune nga porter benn projet boo xam ne amoo ci dërëm mais bëgg nga ko gis nga loolu si ngay nekk di jóg ba yàlla defal la mbir te dina la defal mbir mu yéeme waaw parce que indi na la ci condition yi nga xam ne si nga mën a wane sa bopp mais lépp looy door fekk lépp ngi taxaw du sotti parce que da ngay yaafus da ngay yonjox da ngay doon nit koo xam ne non doo taqe doo sonn doo ci sori bu xawee metti nga bàyyi parce que yaa ngi ci situation de confort fàttalikul sa challenge ndekki bi dugaluñ la ci dara bëgguma nga xiif de déedéet mais dama bëgg tey jii li nga xam ne moom ngay muñ ci beneen ndekki mbaa ngay muñ pour ne 100 francs la yor tey mburoog sexew laa ci mën a am loolu mën la jural suba nga ndekkee méchoui mbaa suba nga ndekkee ay coquelets c'est comme ça addina dafa am toujours loo xam ne moom ngay teg pour leneen mën a ñëw moom ngay teg moom la affaire bi di jar donc le jeune bul juum ci benn affaire xaalis baax na lépp loo war a démarrer baax na ci xaalis parce que di nga am un minimum pour fonctionner mais c'est pas ça qui fait le résultat bi ci yow la
gàddaayal sa bëgg-bëgg nga ñafe dem ba mu sës. boo taxawee difficulté am ñafel nga ut solution nga jàll mbaa nga contourner le problème dem. amul dara lu la mën a téye bu fekkee ne toujours yaa ngi bëgg ak toujours nga teg sa bët si fi nga xam ne foofu nga bëgg a dem amul dara lu lay téye c'est pas possible parce que yàlla moo la mooñaale noonu dafa jël àddina laxas ko teg ko sa loxo wax àddina rek xoolal toppal kii boo demee ba mu metti xamal ne fu mu metti gis nga àddina dina oññeeku ñëw omati ci yow parce que doole boobu moom la yàlla jox mais loolu nag danga koy xam boo xamee li nga doon nga xam exactement fi nga toll mais booy dara mënu la téye projet bu manti doon difficulté bu mu meññ ba indil la ko xamal ne yaa ëpp doole bu difficulté boobu projet ak nu manti toll nga nàmm ko ne 100 milliards la yow yaa ëpp 100 milliards yow yaa ëpp 100 milliards yow mi nga xam ne tax nga tey yow mi nga xam ne tey sa poche 200 francs yoo ndekki amul yaa ëpp 100 milliards